ku si nekk maa ngi lay sant di la gërëm si teewaay bi ngeen fi teewu mu nekk yëg-yëg bu fort trop tey bu ma am tey nii ba ma démarré ba léegi yàgg ngeen ma wan cofeel gi ngeen am ci man wante tey jii da cee raw mu doon loo xamante ni dañ naan bu fi yemoon sax mu neex ndax seen engagement ak seen détermination bi ngeen am jëmale ko ci man loolu dama ciy sant yàlla ndaxte ku téye ay kilifa ba heure bii nga xamante ni ñii pas-pas rek moo tax ñu ànd ak yow wante dara taxul sama mbaax ak sama jëf ak loolu lépp mbiru yàlla la rek wante yéen a baax rek yéen a ma gën a baax ku si nekk maa ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla yéene gi ngeen am ci man mooy yéene bi ngeen am ci Thiès ndax ku ma yéene nga sa bopp ku ma yéene nga président Macky Sall ndax tey bu ma amee engagement détermination ngir jàppale ko ngir mu am ndam Thiès c'est parce que dama wóolu sama gannaaw mooy yéen ñii toog képp ku toog fii tey yaa ma may fit ba ma taxaw ni dinaa jàppale président de la république te xam naa ne dinaa ci am ndam maa ngi sant nag ñëpp di leen gërëm ñi nga xamante ni tey boobu ba léegi nelawuñu noppalikuwuñu ñu ngi dox suba ngoon guddeeg bëccëg ngir mouvement bi jëm kanam su ma ciy lim dinaa juum waaye goxu Thiès yëpp koñu Thiès yëpp am nañ fa ay cellules am nañ fa ay comité muy zone nord muy zone est muy zone ouest am nañ fa ay comité yi su bari dem nañ fa comme ni ko sunu yaay soxna Seynabou Mar maa ngi koy sant di ko gërëm di ku ma yokk doole ku ma yokk fit ni mu ko waxee ni ñun danoo sillonner toute la ville de Thiès samay collaborateurs ñoo fi nekk di ma sottil xel di ma sottil doole donc muy sama staff bu dynamique boobu ba léegi ñuy liggéey dugg ci gox-goxaan yi wax ak nit ñi wax leen sama programme te sama programme nag ma leen koy fàttali du dara lu dul programme président Macky Sall moom lay jàppale jaarale ko nag ci sama frère docteur Cheikh Kanté parce que tey bu ma demee ba impliqué wu ci politique ci moom la jaar muy nit ku dëggu muy nit ku baax muy nit koo xamante ne am na fu ma teg sopp na ma nit koo xam ne bëgg na président de la république mu ngi koy jàppale dans tout le Sénégal ku xam Cheikh Kanté xam ne mooy Baye Fall Macky Sall président de la république nag législatif yi soxal ko trop mu bëgg cee am ndam pour doxal programme am parce que législatif mooy falu député te fal ay député mooy tax nga mën a voter say projet de loi ñu jàll assemblée nationale parce que buñ la falee président te joxuñu la majorité assemblée nationale sa programme bi nga yor doo ko mën a doxul dama bëgg ngeen déglu ma parce que li may wax loolu mooy tax ngeen xam lii ñu jëm 30 juillet lan mooy solo bi parce que ñu bëri nee nañ dañuy dem voter rek jàppale Macky Sall mais nag dañ fay tegal ay ndaw réew ñoo xamante ni ñooy toog pour mën a voter projet yi nga xamante ni moom la Macky Sall am tey Macky Sall bu amee benn projet yi dafa bëgg a développer Thiès dafay bëgg a def ay société dafay bëgg a def ay projet loolu foog mu jàll assemblée nationale du moom mooy décider rek c'est un président qui gère l'exécutif mais aussi c'est l'assemblée générale qui vote les lois donc lu mu ne da koo bëgg a def ci benn dëkk day jàll assemblée ba pare ba député yi valider ko ba pare mu mën a koo jàllale donc nag moom tey mu ne loolu bëggul dara gàllankoor ko parce que am na yéene président mooy wax de te loolu mu ngi koy wax bañ toogee yéene gi ma am ci Thiès
bëgg naa au soir des législatives ngeen jox ma majorité ba projet yi ma am ci Thiès gaa commencé naa ko parce que tey ku gis autoroute à péage Dakar Diamniadio jóge na Diamniadio pour egg si Thiès fin novembre président moo ñu ko wax fin novembre dina egg si Thiès donc tey Thiès dina nekk pôle urbain stratégique boo xamante ni jóge Dakar ñëw Thiès 30 minutes nga koy def ci autoroute à péage autoroute boobu nar a jóge Thiès dem Touba donc tey mu am ay réalisation yu bëri yoo xamante ni président mu ngi koy def jëmale ko ci Thiès train express régional bi nga xamante ni tey c'est le haut niveau soo voyagé si dëkk tubaab yi train yooyu mooy régler le problème bu askan bi yëpp parce que nit ñi bu seen déplacement gaawee seeni problème mën a régler nga xëyee fii dem Dakar li jën sa problème ñëwaat continuer sa liggéey donc je pense que loolu développement la loolu mooy tax ñu naan développement parce que infrastructure routière infrastructure ferroviaire infrastructure maritime yooyu bu doxul dëkk du mën a dox te investisseurs yi ñi nga xamante ni dañuy jógee ci dëkk ñëw pour investir bu ñu amul ay moyens de déplacement yoo xamante ni dinañ ci nekk à l'aise du ñu nangoo ñëw investir donc président de la république def fi TER train express régional bi nga xamante ni tey moo war nar a nekk première réalisation de l'Afrique de l'Ouest benn dëkk defagu ko ñun Sénégal ñoo koy def te loolu mu jëmale ko ne da koy indili ba Thiès te loolu bu ko defee mooy suqali chemin de fer donc président am na yéene pour suqaliwaat régie des chemins de fer parce que tey fii ku chemin de fer ku fa amul mbokk am nga fa xarit wala nga am fa nijaay wala nga am fa sa jarbaat bu fa newoon donc vraiment biñ taxawee moom wax nañ ko ni te président bëgg na nga jàppale cheminots yi bëgg na nga développer le train Dakar Bamako parce que tey Thiès train Dakar Bamako bi li mu fi doon liggéey si jigéen ñi dañoo brave parce que tey Thiès ku gisoon jigéen ñi xam ne train express bu taxawul fii waa Thiès ñëpp si la doon daan seen doole loolu ba mu arrêté li jigéen ñi am ay problème donc wax nañ ko président de la République ne ko loolu loo si mën a jàpp ba train Dakar Bamako bi doxaat loolu dina tax Thiès jigéen ñi mën a am si luy jàpp parce que jigéen ñu Thiès dañoo brave parce que tey ku gis fii ñi ma topp ñëpp ay jigéen lañu donc jigéen ñi maa ngi leen di sant di leen gërëm xam naa seen engagement seen détermination te xam ni seen doom seen góor moo taxaw pour jàppale leen te ba ma demee taxaw président nee naa ko Thiès problème emploi la ñu am ndaw yi jàng nañ ba am seeni diplôme mais ba léegi gisaguñu liggéey donc président Thiès soxla nañ ay projet soxla nañ ay usines soxla nañ ay espace yoo xamante ni nit ñi dinañ fa mën a xëy di daan seen doole donc jàppaleel waa Thiès si loolu donc man dew ma fa pour di ko wax naan président dama laa bëgg dama laa sopp damaa dem ni ko waa Thiès moo tax mu jóg sama bopp taxul sama bopp bu taxoon ma ñor du ma taxawaal fii di ñëw di wax ak ñu nekk Siré Dia amuñu benn xiiroo benn ŋaayoo militant Siré Dia ak militant Ablaye Dieye benn lañ parce que ñoo bokk fi ñuy sotti président de la République moo ñor ba ñu président woowee dafa toog ma toog leader yëpp toog c'est la même chose benn lañ amuñu li mu dañ ko jox parole jox ma parole jox keneen parole donc tey ñoom li ñu def rafetlu naa ko trop donc maa ngi koy sant di ko gërëm di ko encourager di xam ni kat rakkam moo taxaw ngir dooleel ko tâche bi ko président de la République jox mu tâche bu 10 muy tête de liste nationale ñun dinañ ko ci jàppale dinañ renforcer waat ba ñu am ndam te ndam loolu du ndamu Siré Dia ndamu waa Thiès la ndamu président de la République la donc maa ngi koy remercier di ko encourager ci teewaay bi mu fi yebal ay ndawam ñu ñëw teew suñu te ñun fépp fu ñu mënti nekk on appelle à l'union ñu ngi woote nit ñi ñu booloo àndandoo nekk benn parce que Thiès ñoo ko moom kenn mënu koo xar ñaar dañoo jóg pour jàppale président de la République bépp koo xamante ni jóg na muy mouvement de soutien muy leader APR muy waa Benno Bokk Yaakaar ñoo bokk benn cause li leen président de la République wax mooy jàppale leen ma bu leen créer seen biir ay noon
président moo ko wax bañ toogee mu ne bëgguma ngeen di créer seen i biir ay noon parce que lépp pour man la donc dem leen ngeen jàppale ma booloo leen nekk benn ngir ma am ndam parce que ndamu Thiès damaa soxal wax na ko plusieurs fois ndamu Thiès damaa soxal dem leen si biir kër yi ngeen wax ak ñoom bu leen def bruit bu leen def tapage bu leen def violence tey nag comme campagne bi dafa démarré mënu ma woon bañ bruit yeeg tëgg yeeg sabar yi saa moom loolu mënu see ñàkk mais lii jot na nañu jóg dugg si kër yi dugg si gox yi te loolu dama ci ñaax sama waa koñ waa Bayal ñi nga xamante ni tey fu ma taxaw nañ fa di ko ñaax aussi sama Amazone yi vraiment je suis très content de vous je suis fier de vous gis naa seen détermination seen engagement bi nga xamante ne am ngeen ko pour taxaw ma bëgg naa fu ma taxaw di def proximité ngeen taxaw sama gannaaw parce que c'est la jeunesse pure et dure donc tey ñii ñoo am kattan pour taxaw ànd ak man parce que fas yéene nañ nag campagne bi yëpp dugg si gox-goxaan yi dugg si gox yëpp koñ bu ñu demoon dinañ fa dem waxtaan ak ñoom sensibiliser parce que loolu la ñu président Macky Sall wax ni man damaa am bilan le président a dit que moi j'ai un bilan tangible et palpable donc li ma fi réalisé dafa leer bu leen yuuxu bu leen sawaru bu leen tëgg dugg leen si kër yi ngeen wax leen président def na fi lii ceeb lii la doon jar egsi na fii def na fi réalisation bi def na fi lii loolu la wax ñu wax ko donc ku koy wax c'est pas dire que wóolu na boppam donc nag ñun loolu la ñu nar a doxalee ci campagne bi yëpp dinañ dugg ci biir koñ yi dugg ci biir kër yi waxtaan ak ñoom fu ñu demul rek cela veut dire suñu xel moo fattu ak temps bi moo ko mayul mais yéen ñi nekk ci siggi jot na muy goxu Thiès yëpp bàyyi waxuma waa Bayal taxul may wax parce que fii tey man sant naa fi yàlla ku ma fi àndalul Siré Dia la àndal te man ak Siré Dia benn lañ te bëgg naa nag ñi nga xamante ni ñoo nekk Bayal ba léegi ñu ngi ci opposition bi waaye ñoo leen jàppale seen doom parce que doom bu ayee sa mbokk bu ayee bàyyil fa nga nekkoon ñëw jàppale ko parce que man maa woote te président de la république laa waxal te la ma koy waxal dina ko ñëw indi ko fii réalise te bëgguma waa Bayal kenn ëppale leen si donc waa Bayal opposition ba yàgg nañ fa def nañ seen devoir def nañ li ñu mën mais nag am na yoo xam day am fu muy yem ku mënul dem nañu bàyyi ñu mën a dem ñu dem parce que yàlla mooy jox nit nguur président de la République Macky Sall lañ jox nguur muy sunu frère di ndaw nit ku dëggu amul coow amul dara lépp lu muy def da koy def boole si wax ñu ngi ñaan sama mbokk waa Bayal yi samay mag samay rak samay papa samay nijaay ñëw leen ñu ànd voter le président de la République Macky Sall ndax au soir des législatives Thiès Est mën a am ndam te loolu bëgguma waa Bayal dellu ci gannaaw donc di ñaan ñi nga xamante ni ñoo nekk ouest di ñaan nag sama dëkk sama quartier yaay maa ngi leen di sant di gërëm liggéey bu am solo bi ñuy def waa Kawsara waa Kër Cheikh waa Médina Fall waa zone nord ñoom man sama xel foofu dal na fa waa taax koo xamante ni sama kër yaay fa la nekk ñu ngi liggéey boobu ba léegi liggéey bu am solo tey nag heure bi jot na pour ñu jóg nag dugg ci dëkk bi dugg ci gox yi waxtaan ak ñoom parce que tey am nañ fu ñu teg comité électoral yi nekk ci Thiès yëpp jox nañ ñu ci ay poste fi ma toog laay toog responsable woo ma ne ma envoyé say nit parce que am nañ yaakaar ci ñun bu nit bu amee ci yow yaakaar donc ñi nga àndal waruñoo toog yaakaar boobu ñu am ni bu mouvement Siggi jot na jàppul ci affaire yi du ñu am ndam donc nag man ma jël sama engagement ne mouvement Siggi jot na fépp fu ngeen mën di nekk di leen fa taxaw leen ngir ñu am ndam te loolu mënuma ko def sans ñi ma àndal jàppale leen taxaw si ñu àndandoo ñu liggéey te xam ne 21 jours la li si des bareetul te nag président Macky Sall dama ko xamee lu mu wax def ko te it man it fulla laa am ku ma waxul loo nit koo xamante ni bu ma taxawee doo ma wax loolu def du ma sax taxaw ak yow ba lay déglu mais ki ma déglu ku bëgg Sénégal ki ma déglu ku am pas-pas ci Sénégal ku bëgg développement Sénégal donc tey Thiès département bi nga xamante ni ñoom am na ñoom bu yàgg kenn amu ci problème département bi yëpp communauté rurale yi wër Thiès ku fa dem tey foofu ngay gën a bëgg dëkk am nañ courant am nañ ndox am nañ ay tali parce que ñooñu dañoo yàgg jàppale président de la République mais Thiès commune ba léegi moom moo doon taxaw ndax opposition bi fi nekk nañu jël nag suñuy carte
dugg ci kër yi sensibiliser nit ñi ne leen kat il est l'heure a sonné amatuñu Thiès kii moo ko moom commune bi kii moo fi moom bu ko gañewul kenn du ko gañe loolu dafay war a jeex dañoo war a diñ suñu bopp am fulla am suñu fayda ne ku nu mënul jëmale kanam kat dañ koo war a ne ko kaay toog suñu frère nga suñu mbokk nga suñu lépp demal toog ñun ñu wuti ñëw jox la bokkook yow. donc nag président de la république am na yaakaar bu bëri gu mu am fii nañu ànd ak moom liggéey ak moom ci loolu ndax au soir du 30 juillet ñu am ndam léegi nag loolu ma si gën di ñaax jeunes yi parce que ma demee toog président ma ne ko man sama cible mooy jeunes yi ak étudiants yi parce que ñoom tey bu ñu xoolee liste électorale yi 70% la ñu am ci inscription sur les listes électorales de la jeunesse te jeunesse boo koy wax presque étudiants yi la ak élèves parce que ci loolu lañu toll ñi am âge de voter instant yi c'est à partir de 18 ans ñooñu ñëpp ñii ñu ngi def bac wala ñi def ñi nekk université donc keroog dem naa université visité naa étudiant Thiessois démb ñoo ma convié woon fii ci seen manifestation pour sensibilisation bi ñu war a def pour 1000 jeunes et 1000 jeunes ñu war a dem voter ma ñëw taxaw ci jàppale leen ñu parrainel ma ko ma waxtaan ak ñoom donc yaay seen doom yi ñoo leen di mën a yor ëllëg wax leen lu ñu mën a dégg ne leen président de la république dafa teg benn écran du futur ku gis sama poster bële ma def fële les réalisations du président de la république moom laa def ma ni siggi nañu siggi pour xool li nga xamante ni président de la république teg na ko pour ëllëg te li mu teg du pour moom parce que avant boobu dina fi jógee keneen ñëwaat gérer réew mi mais buñ ko ko joxee mu téye ko mu doxal ko su boobaa ñun ndaw yi ñu ñoo ciy gis suñu bopp donc yaay yi wax leen seen doom yi ñu conscient ni tey président de la république moo yor seen avenir président de la république mu ngi bay li naan labourer mu ngi labourer suuf si après dafay ñëw ji li muy ji da ko fay bàyyi dem mais ñu ñoo koy récolter ñu ñooy witt après les fruits mooy le plan Sénégal émergent di ay réalisations yu merveilleux donc sur le plan agricole dina dem ba Sénégal doo soxlaati lekk ci ceeb ci pomme de terre ci oignon loolu lépp président de la République mu ngi koy doxal tey ku xool réewu vallée bi xam ni tey ñun amatuñu problème yi ceeb ñu fay produire ceeb bu baax te loolu lépp mu def si nag ay investissement yu baree parce que mbay moo yor réew donc def na si lu bari tey nit ñi sax dem nañ ba bëggatuñu ceeb importé ceeb bi ñuy béyee si dëkk bi moom lañu bëgg donc mu si liggéey bu am solo donc nag ñu war a xam ni loolu ñun ëllëg ñu ñoo koy jariñoo koo xamante ni mu ngi si yoon di liggéey nit ñi di gis ku xool le pôle urbain de Diamniadio ku romb foofu léegi da nga naan mais fii xanaa Europe la te d'ici quelque temps mën na romb foofu keroog bu ñu toogee président de la République mu ne sama yaakaar gi yëpp nag mooy def Thiès capitale du Sénégal c'est le président qui l'a dit parce que tey aéroport AIBD bi nga xamante ni aéroport international de haute renommée am les normes internationales nekk aéroport boo xamante te ni tey boo voyager ce sont les mêmes dispositifs bi nga xamante ne aéroport bi ñu def fii mu nekk 16 kilomètres de Thiès aéroport bi c'est 16 kilomètres de Thiès 16 kilomètres de Thiès da nga koy daw ay 10 minutes donc tey xam nañ ni aéroport fu mu nekk day am activité donc tey Thiès président bu demee ba xalaat ni est-ce que Thiès du ma ko def capitale du Sénégal donc ñun tey kooku war nañ am si moom yaakaar xam ni kii bëggal nañu jàmm kii bëgg na Thiès avancé kii bëgg na Thiès jëm kanam donc réalisation yëpp muy def jëmale ko ci Thiès la mu def si Thiès defa ko si yeneen dëkk yi ndax Thiès da koo soxal mu ngi fiy liggéey bi nag des na lu bari parce que wax nañ ko président liggéey bi des na mais nag dañoo jëm si ay échéances mu promettre ñu ne kat bu ngeen ma jàppale si échéances yi ba ma mën a am majorité ci assemblée nationale projet yi ma war a teg yëpp dinaa ko indi Thiès mën a suqaliku donc gudd na waane tey dañoo nekk ci ouverture campagne faut que ñu résumer li président de la République def ak lan moo tax ñu koy voteel mais maa ngi leen di gën a ñaax ni carte électeur yi ba léegi des na ci centre yi
parce que démb bi ma demee ñu parrainel ma benn consultation gratuite pour la vision centre ba ma dem gisuma fa nit yuy retiré carte d'identité yaa ngi foofu taxaw kenn demul gaa man xam naa ni ñiy ànd ak man ñoom am nañ pas-pas dem nañ jëli seen i carte wante dem leen ñaax yeneen koñ yi yeneen nit ñi ñu dem jëli seen i carte parce que sa carte mooy sa baat booy jàppale nit c'est parce que électorat ba moo tax am majorité moom moo tax donc maa ngi lancé une offensive ni que jeunes ni ma ko waxee démb jeunes yi les jeunes le mouvement des étudiants et élèves républicains mais leen yéen ni taxaw ni yéenay les jeunes républicains jàppal Macky Sall il est temps ngeen jóg dugg ci kër yi dugg ci koñ yi wax nit ñi ñu dem jëli seen i carte nañ donc information boobu vraiment appel boobu je lance ici à tout le monde tous les jeunes du mouvement Siggi Jotna te vraiment ñu ngi ciy liggéey lu am solo di sant nag sama jeunes yi ñi nga xamante ni ñu ngi ci mouvement bi di ay gosses yu dynamique ñoo xamante ni liggéey rek la ñuy def te boolewuñ ci wax donc vraiment li ñu def ci inscription yi nelawuñu guddi nelawuñu bëccëg loolu gis naa ko te xam naa ni lépp lu ñu mën a am ci njariñ ëllëg ñoom ñoo ciy jiitu parce que ñu ngi liggéey te xaaruñu ci man dara ñu ngi tey fii ku fi nekk xam na ni tey jeunes yi ñoo doon gaare seeni oto di la jël di la inscrire sa carte d'identité da ngay toog sa biir kër sa biir lal ñu la am sa carte d'identité mu ngi nii te loolu ñu ñoo ko def avec nos propres moyens pour jàppale le président de la République donc daal je pense que la jeunesse vous êtes l'avenir de demain vous portez le flambeau de demain et la victoire du président de la République repose sur nos épaules nous jeunes donc on n'a pas droit à l'erreur donc dañoo war a gagner président de la République war a am ndam parce que daa am ci man yaakaar te yaakaar googu kat man dama ko jël tegaat ko ci askanu Thiès parce que man askanu Thiès ñoo ma ñor Thiès laa bëgg mu génn ci ay problème askan bu jigéen ñi laa bëgg ñu am ay financement xale yi laa bëgg ñu am liggéey nit ñi bu ñu feebaree mën a dem hôpital ñu faj leen sans ñu bañ a génn xaalis donc loolu moo tax ñu jóg taxaw ni dinañ politique pour jàppale président de la République pour jox ko majorité maa ngi sant ñëpp di leen gërëm di leen ñaax ni suba dinañ def proximité dinañ génn def doxantu ci koñ bi ci wër ci koñ bi gis nit ñi waxtaan ak ñoom donc nañu def campagne ci jàmm ba ñu xuloo bare ŋaayoo képp ku bokk APR sunu mbokk la Benno Bokk Yaakaar la ñuy voteel je pense que sànq wan nañ leen xob bi nga xamante ne moom la ñuy jël pour Benno Bokk Yaakaar donc ñu nag Benno Bokk Yaakaar yëpp benn lañu li may fàttali que Siré Dia sunu frère la ñi bokk ci moom ñi dëkk Bayal bokk ci Siré Dia mais ci man lañ bokk benn la parce que bu ñu amee ndam président duñ ne Ablaye Dieye moo am ndam dañ naan liste Benno Bokk Yaakaar moo am ndam gaa dinaa ci indi sama profil mais Siré Dia ak ñun benn lañ ñu ngi liggéey ñu ngi déggoo lépp lu ñu am man la ñuy njëkk a woo ne ma kat dañoo bëgg a def nii envoyé say nit ñu ñëw ñu représenté donc maa ngi leen di ñaaxaat ñu dem ci élection ci jàmm ñu ñaan yàlla defal ñu ci ndam benn ndog-ndog bañ a am Sénégal parce que Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar jàmm ak salaam je vous remercie. campagne bi nag man sama tey fii laa ko ubbee fii lañ koy tëjee aussi jour bi ñu koy tëj bëgg naa fii fees dell ba ci mairie ba parce que fu ñu jaar dinañ leen wax ni le 29 le 28 je pense le 28 la ñuy fermer campagne bi fu ñu jaar nañ leen wax le 28 duñ rassemblement fii te su boobaa parce que it dinañ am yenn jours yoo xam ne dañuy ànd ak waa Benno Bokk Yaakaar parce que dama bokk ci comité bi donc bu ñuy ànd dinañ ànd ak ñoom Siré Dia ñoom Abdou Mbow pour dem def campagne ak ñoom premier ministre dina fi ñëw le 22 donc bëgg naa ñu def mobilisation bu am doole bu am solo donc jox nañu programme yëpp dinañ leen informer information bi di jàll. bu ma doon doog a door nag fii laa commencé yéen ñëpp ngeen ñëw ñaanal ma jël engagement ne da ngeen di ànd ak man tey nag bi may doog a door campagne bi fii laa commencé di sama gox di sama diwaan li si gën a am solo sama yaay génn musul génn donc tey bu génnee rek xamal ni dañuy am ndam dañuy puus damay def man fu ma taxawee sama yaay taxaw lu may yóotu dama koy am te nag lii ñu yóotu nii ma ànd seeg yéen dañuy am ndam incha allah bu neexee borom bi jërëjëf je vous remercie
Moussa Seck ginnaaw bu ma sant yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alhamdulilah rabbil alamin laay wax Ablaye Dieye dafa am loo xam ni man bu ma dugg ci biir dama lay xool ba xam ban façon nga nit ki sooy ànd ak moom da nga naan ko ànd sa ànd daaw sooy nee maa ngi nii àndal ak moom dama ne Ablaye jom rek moo takku te ñii toog dafa naan borom jom lanu heure yéen jot na mais kenn bougé wul doo responsable boo xam ne dañuy heure nga fii naxi xaju fi tey la campagne électorale sër bu gàtt lan bu fekk nga njàmbaas ko soo amul noonu utilité kenn du la jëli Macky Sall moo la xool ba mu doy la jox la Cheikh Kanté xool la ba mu doy la mu la delluwaat fa nga juddoo fa nga màgge fa nga jànge daal ma rombal miiru mairie Thiès bii te xam ni wiiri jaar ndaari miir bi sa loxo lay mujj mbir moo gis ci message mooy xoole ku la encadré fii Gata Diagne ku kuy bàyyam naata ko Diagne nekkoon adjoint fii ci mairie Thiès bi ñu bokkoon PS ku la wër ñi nga bokkoon ndey ak baay suñu ñëwoon di ay jaamu te gis nga ñi nga bokkoon ndey ak baay dañuy delluwaat suñu ko toog ndax nit ki bala ngaa koo mën a jàppale day jàppale boppam doo responsable dernière heure man su ma limee ne madame Diop mi a tax ba yàlla xuja ba ñaan mi dafa daan jaar di jàng école som ay nafaal gi laa juddoo sëy égalon dëkk randu leen gii kon dari laa va faire fii ay combattant ñoo fi juddoo dëkk fi màgge fi tey soo doon trier Thiès dem Dakar ngay naa xool les meilleurs ak ñi am jom dëkk fii derrière la voie ferrée bi yoon dëkk sunu yaay ak sunu papa yi place Diéti bi moo la ko seen place boobu dans place France amagul te jamono Senghor merci beaucoup xam nga wax bi lan la dëkk mi neex na woy yi neex na merci beaucoup fecc mi neex na xam nga lu jot teel a jël carte yi teel a wote jël Ablaye Dieye mi teg carte ci loxoom mu teg ko ci loxo Cheikh Kanté jébal ko Macky Sall jeex na ku ne am ya adverse politique waxoo dëgg yaa libéré sa bopp lii nga am yaa ko may sa bopp yaa porte à porte Thiès ak ñoo am fulla xam nga fulla ji mooy lan ku lay yëg ñu faale la ku lay yëg ñu tege la boor campagne bii nga ubbi am na ñu ko war a ubbi béy gisee yoo ci nga bokk nag soo amee fi ba mu la woote bayaal bii am nga loolu liggéey ci bayaal yaag sa yaay ji bi président Ablaye Dieye ak staff bi mu àndal nekk ci kaw le coordonnateur ci Yacine Diagne ak responsable des femmes yi nga xam ni mooy man Adja Marème Diop ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci ginnaawam di ko jàppale ñun nag man bu may wax tey damay wax en tant que jeune de Bayal ndax tey jii Ablaye Dieye mbaaxam Thiès ñëpp a koy wax mais mbaaxam su ñun ñi nga xam ñu ñooy mbokkam ñun ñi nga xam ñu ñooy deretam si ñun la ko njëkkee dan ne nit mbokkam ñun ñi nga xam ñun ñooy jeune Bayal ñun ñooy deretu Ablaye Dieye ñun ñooy mbokk Ablaye Dieye ñun ñoo war a doon bouclier Ablaye Dieye Ablaye Dieye fépp fu mu dem dafa war a tourner gis waa Bayal si wetam gis waa Bayal si kanamam gis waa Bayal si ginnaawam lan moo tax Ablaye Dieye bu toogee Bayal waa Bayal yëpp war koo fekk lan moo tax Ablaye Dieye waa Bayal war koo jàppale mooy kenn naatablewul ni Ablaye Dieye mi ngi jël ay moyens yu important di ko dugal si koñ bi tey dañ ne koñ ñaara fa nekk yoo xam ni boo ko dugalee sa alal dugal nga ko si koñ bi yëpp muy jàkka ji ak ASC bi Ablaye Dieye day jël ay millions laa wax ay millions la ñu jox ren jii ne ñu newetaanu leen ñu jël ko séddale ko jëñu Bayal yëpp jour yi ne leen am nañ si pal leen Ablaye Dieye moom moo ko def di ñu dimbali si saayir ak baatin donc ñun ñi nga xam ñu ñooy jeune koñ bi danoo war a takk si ginnaawam jàppale ko te soo ba léegi ñuy wax naan nit boo koy sa noon boo koy rey da ngay viser bopp bi nag ibakati balaa moo tax may ñaan képp koo xam ni Bayal ngay yeewoo képp koo xam ni Cossine ngay yeewoo képp koo xam ni rayon DVF bi ngay yeewoo di voté ji ibakati baax ñun ñëpp nañ takku jàpp jëli suñu carte bu 31 juillet ñu dem voté massivement
pour le président Macky Sall ak liste Benno Bokk Yaakaar bi bu ko defee ñu xam ni Iba Kady Ba am na borom bu boobaa Ablaye Dieye mi am légitimité mën a taxaw nag ne ah président dama bëgg nag nga tourner résolument vers les problèmes de Thiès ndax Thiès am na problème bu ñu gisee rek ñun wàllu wi ñuy woy yëngatu muy sport Thiès boobu doon wër tey amul terrain gazonné bu ñu joxee Ablaye Dieye Iba Kady Ba jox ko Thiès bu ëllëgee bu taxawee Macky Sall bu ne ko defal ma lii dina ko def te xam nañ loolu fulaam xam nañ ko faydaam te xam nañ aussi dina ko mën na bu jàkkaarloo Macky Sall dina ko wax fula donc man appel boobu laa doon lancé ñun ñëpp en tant que jeune de Bayal nan conscient que ni Ablaye Dieye mooy suñu mbokk Ablaye Dieye mooy suñu deret Ablaye Dieye mooy suñu sac ndamam suñu ndam la ñun ñëpp ñu takku jàppale ko 31 juillet ñu jox ko Iba Kady Ba yàlla na ko yàlla may ndam sedd